yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yaa fi mën joo xam ne saa yoo xeexee say dàll dañu la koy indil sa kër jikko joojee rek la gaynde Sénégal yi wanegum ca Coupe d'Afrique ba ca Cameroun record yéenekaay nañu Sénégal ñoo nga ci huitième de finale ya ñoo jiitu ci groupe bi ñu bokk waaye fa ñu jaar ak nañu def ba yegg fa dalul am xel stade yéenekaay nañu moom kay la yàlla xam doy na gaynde yi qualifié ni ñu ci huitième de finale ya waaye ni ñu qualifié dalul am xel ba ñuy football démb ak Malawi stade yéenekaay nee nañu gis nañu ne kii di Kalidou Koulibaly mi doon soog a dellu si amul woon rythme max ba Sadio Mané Idrissa Gana Gueye it feeñu ñu ci match bi ni ñu leen xamee kenn ki di Sadio Mané di xam ne ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne ni équipe bi mel jamono ji neexuñu Les Échos ne ko neexul kenn te yi doyul kenn ay gaynde yu tooy dóoruñu fayiwuñu la ñu gis ci Coupe d'Afrique bi qualifié nañu ci huitième de finale yi waaye ci ñetti match yi ñu jot a football benn bi la ñu gagné nul ñaar yi dugal ci benn bit anki dina kay jàngat ci yëfi zëbutu mu ranke match démb bi Soleil national mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkk ne li gaynde national yi football seen digg ak Malawi saful xorom saful suukar source waa nañu moom kay bu dee dëgg rek la ñu bëgg a dégg moo di ñoom gaynde yi nañ leen tudde neneen wutal leen weneen turu bokkut ak gaynde ndax li ñuy jëf du jëfi gaynde seen taxawaay du taxawaaye gaynde amuñu fullay gaynde amuñu njàmbaaru gaynde ci xët mu njëkk Vox Populi kàddu Aliou Cissé entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal mu fay wax ne suñu efficacité des na waaye amuma ak jaaxle ci équipe bi du ñun rek ñoo nekk ci ay jafe-jafe équipe yu mag yu bari gis nañu ne mbiri yombul ci ñoom Walf Quotidien nañu wax ji gudd gàtt daal moo di Sénégal ak li mu waneegum ci Coupe d'Afrique bi tojul fenn kenn ci ñoom gaynde yi di Sadio Mané L'Observateur nee nañu am nay spécialiste yu gis ne taxawaayam des na moom Sadio Mané dafa mel ne ko xaw a bàyyeeko ñu bàyyi gaynde yi te wax ci candidat yi ci élection locale yi Barthélémy Dias candidat coalition Yewwi Askan Wi ca mairie bu Ndakaaru mi ngi wax ci Vox Populi ne ñi naan amuma bilan nañu ñëw ci sama commune dinañu gisal seen bopp la ma fa liggéey Amadou Ba mi coordonnateur u Benno Bokk Yaakaar mel ne kuy bàkku ci journal Vox Populi moom Amadou Ba nee na Ndakaaru fépp mokk jamono ji waaye nag bu mu taxanaago moom Amadou Ba dem na bay xamleet ni fële ci Sicap Liberté bu ñu tëddee mën nañoo nelaw ba yandoor ndax Zahra Iyane Thiam liggéey na fa bu baax candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Ndakaaru di Abdoulaye Diouf Sarr source wa nee nañu waneeti na dooleem démb ci caravane ca Cambérène ci mobilisation bu rëy ak mbooloo mu takk mu dajale yéenekaay bi nañu consigne ba mu fa joxe moom Diouf Sarr moo di sàkku ci askan wi ñu topp li kilifa diine yi digle ñu dégg ci xët mu njëkku Les Échos leçon àdduna bu Abdoulaye Baldé jox Ousmane Sonko ubbil yéenekaay bi Abdoulaye Baldé nee na ko man doon naa ba doon inspecteur général d'État te ndombal tànk ci administration foofee la mën a yam Abdoulaye Baldé na ñiy wax kenn ki ab inspecteur des domaines la ki ci des ab ébéniste la maa leen fépp ci lépp te doxew ma ko waxew ma ko kon nag nañu bàyyi balballu gi te wàccee suñu bopp le mandat nañu njiital parti Pastef di Ousmane Sonko mi wax keroog ne fonctionnaire bu yore ay milliards ci réew mi sàcc nga déggaat na musiba ak mbelengaan ci Mbuur yéenekaay bi nañu Maguette Sène ak Cheikh Issa Sall raté wuñu ko ci ay meeting yu ñu doon def Cheikh Issa Sall ca Mbuur te fes Maguette Sène ca Malicounda fa la ñu fàttali Ousmane Sonko démbam delloowaat ko place am Cheikh Issa Sall nee na Ousmane Sonko bu dee dafa bëgg lu mu wax rek na wax nit ñi kan mooy Juliana baa mu wax leen fan la jëlee xaalis bi mu yor maire bu Malicounda di Maguette Sène journal Le Mandat nee nañu moom it tegaat na Ousmane Sonko ci àndam nee na Ousmane Sonko xamul état xamul it ni état di doxe moo tax mu dëkkee waxi tojange ci doxalinu réew mi Maguette Sène ne Ousmane Sonko nit ñi xamee akus néew violé gu mu dëkkee violé secret d'état yi moo tax te ab fonctionnaire du doxee noone ci xët mu njëkku La Tribune mu nañu fa moom Maguette Sène ab fonctionnaire dafa war a am réserve Déthié Fall ak Khalifa Sall ñoo ngi ci kaw Macky Sall journal L'Info moo ko bind ba di ñu xamal ne démb ba ñu demee ca banlieue bu Ndakaaru fa la ñu waxee ne coono ak jafe-jafe yi askanu banlieue bi di dund lépp Macky Sall leen ko teg ñu teg politique bi ci suuf jëlaat L'Observateur ngir wax ci njubla affaires étrangères ak ci ministère des finances ubbil yéenekaay bi journal bi nee nañu gis nañu ca njubla ngi ay menuisier ak i mécanicien yu ñu trafiqué seeni kayit def leen ay inspecteur trésor ay infirmier d'état ay informaticien wala ay ingénieur agronome wutal leen ay matricule de solde ngir mën leen a wutali visa. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal seen savon yi di créole NSIA santé famille ak NSIA auto ak seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ci ak Mamadou Mohamed di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM grève xiifal bi ñu nekkee woon étudiant yu Saint-Louis dakkal nanu ko ginnaaw gisee ak njiital daara ju kawe jooje di recteur ba fa mu dig leen lu jëm ci wàllu saafara ci tawat yi loolee ne xel yu mu dalal waral gune yi ñoom it wàññi ko ci yoon bu nu jëlul di xiifal bi ñuy woote wàllu jamono yi mooy doomu Sénégal yi di ay transporteur routier ca bloqué tàggatémbe jamono yi ca frontière ba ca Mali bu nu sañoon état bu Sénégal dimbali leen ñu dugg si Sénégal ca ñu def ko ci anam yu bar ca gaaw ndax lanu yor ne marchandise da ngay tàmbali di nëpp te it ba ca topp mooy fanu ne àndu la ko karange fitna ci élection gox-goxaan yi ga ci mujj ca Pikine la diggante waa Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar ba juróom am ci ay gaañu-gaañu ci xibaar kenn ka sonn lool ñi nga xamante ni ñooy waa Afrikajom Center Oxfam ñoom lanu woo aji politique yi tey ne ci débat mooy wàllu xeex ci xalaat du xeex ci doole ki jaasee ki yépp wàllu wecci konte ci programme yooyu la leen woo juróomi candidat yu mairie Ndakaaru Mame Mbaye Niang rek joxe gum accord am ne waaw ñe des dégg gunu leen du ñàkk xëy na ñu teew ca mbaa ñu yebal seeni ndaw
Ablaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane Gueye ci micro bi. digital geek Maysa Mbaye ñu koy gërëm bu baax ci kanam tuuti pencum gox yi ak RFM tey jii nag mbokk yi ñuy waxtaane wàllu élection gox-goxaan yi bu keroogee dimanche nan la ñuy sànnee xob yi ci mbañ gàcce yi maanaam ni ngeen di voté am na ñu bari ñoo xamante ne boobaak léegi ñu ngi nuy woo ci kumpa gu lalu ci mbir yi nees di voté rawatina ba ñuy tànn maire di tànn it président conseil départemental yi ay boroomi xam-xam daan ñu ci gindi ci kanam tuuti lay doon ku ci mel ni Ababacar Fall expert électoral naka noonu di Camba Seck moom expert it ci wàllu décentralisation. du ñu yeewiku it ci jébbalun sunu njaal bu groupe Futurs Médias suñu naatangoo soxna Nafissatou Sylla mi woy juróom bu góor wuy ji sunu borom démb ñu ngi koy jaale di ko masawu di jaale njaboot gi yëpp ci turu président conseil administration bu groupe Futurs Médias Youssou Ndour ci turu directeur général Birane Ndour ak mboolem kilifa yi kër gi personnel bi di ko jébbal sunu njaal Nafissatou Sylla di ñaan suñu borom way juróom boobu fi bàyyi ko sunu borom xarit aljana jërë ngeen jëf mbokk. muy wuyoo ci El Hadj Ibrahima Sarr ay atam toll woon ci 21 moom de dafa faat boppam ci altine ji ci fajar gi cuy ci kër gi nga xamante ni fi la fekk baax ci dëkk bi nga xamante mooy wooyu Njulli 1 ci commune bu Ngoy ci département bu Bambey dafa nag takk buum ci baat bi sandam talu ci garab gi nekk ci digg bañ ci bi moom nag célibataire la woon amul doom xale bu góor bi amul feebar boo xam ne nii ay waajuram wala ay dëkkaaleem xaman lañ ko woon amul tamit benn jafe-jafe boo xam ne nii ñi nga xam ne moom lañ dëkkal mën nañ koo teg baaram loolu na tax nag mu def jaf juni mel enquête bi nga xamante ni gendarmerie ubbi na ko rek moom moo ci wanam indi lu leer ci jamono ji nag néew El Hadj Ibrahima Sarr sapeur pompier yu Bambey jël nañ ko yóbbu ko ci morgue hôpital Ndouchlouka bu Njaareem Bambey RFM Babacar Diouf. jërëjëf sëñ Babacar ñu dellu ak coow li nga xamante ni moo am ca Jann Malari ngeen baal ma Jann Malari mu nga ca Sédhiou benn sage-femme bu fa ñenn ci askan wi dooroon duma yu mitti ba waral sax waa kër docteur dugg ci grève juróom-ñetti ndaw yi defoon lu di mel teg nañ leen loxo ba jamono yi ñu ngi ci kaso bi terewul nag waa kër docteur ba tey ci wàllu mobiliser gi ñanga ca danoo bëgg daal jëf ju ni mel bañ fa amati ba faaw Bakary Konté. juróom-ñett ndaw yoo xamante ne ñoom la ñu tuumal ñi ne ñoo agressé sage-femme bu nekk ci Jann Malari ñoom nag dañ leen présenté procureur bi ba pare nag ñi daal leen placé sous mandat de dépôt Sadio Deme secrétaire général SUTSAS ci district sanitaire bu Sédhiou. mais na ngeen jàppagum nag que bi ñu fi jógee keroog ñi ko agressé woon arrêté woon nañ leen ñu ngi woon ci loxo yoon ñu ngi koy rafetlu nag du am yaakaar ne yoon dana def li ko war lu tax parce que loolu la ñuy xaar di woo nag autorités yi ne leen il faut que ñu assurer sécurité agents yi au niveau des postes de santé. agent de santé yi nag amal nañu benn ndaje ci district sanitaire bu Sédhiou mu am délégation bu mag bu jógee ci association nationale sage-femme yi Amsatou Fall Ndiaye. Très courageuse, elle a assumé que c'est une sage-femme résidente elle se doit d'affronter mais du ma affronter au risque de ma vie mais mu ubbi ñu ne kaay yi rek dóor yi dal elle a essayé de protéger son œil sëgg ñooñu di dóor menacé ko mystiquement itam mais di gayaam naka la ñuy dóor une sage-femme te indi benn malade man je ne comprends pas ñun nag ba tey ci jàmm la ñuy dox li ci des sage-femme bi gis nañ ko waxtaan nañoo moom bii. am na nag benn marche régionale boo xamante ne agent de santé yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou ñi ne dinañ ko amal ci semaine yi ñëw nii Bakary Konté Sédhiou rajo Futurs Médias. jërëjëf Bakary ginnaaw ñaari fan yi grève xiifal étudiant yu Ndar ñoom tegaat lépp ci suuf li ko waral di njiital daara ju kawe ja recteur bi moo defi diggee jëmee ci saafara seeni tawat ak it ñu ne tàmbalip saafara gunu seen ak i gët waral ñoom étudiants yi ñu génnaat ci boobu xiifal seen njiit président coordination étudiant Saint-Louis Djibi Diène ñu teewlu ko ak Serigne Saliou Seck. tey bi ñu xëyee dañoo dem ànd ak directeur ak recteur ñu dem ci site yi nga xëy ni moom la revendication yi concerné bi ñu demee on a remarqué que voilà li ñu doon demandé am na ci yoo xëy ni satisfaire nañ ko malgré que am na yu def mais li ci ëppoon ci li ñu doon demandé ñoom accepté nañ ko ba ñu ngi ci exécution bi tey jii mën na ni li nga xëy ni mooy assainissement bi démb ñaari camion hydrocureur wàcc na camp bi machines yi nga xëy ni aussi ñoo war a chargé exécuter travaux yi yëpp indi nañ ko ñu ngi à notre disposition d'ailleurs pour l'assainissement bi mën nañoo noter ni tey jii ci suba travaux yi doon na dox ni mu waree donc yeneen question yi muy wifi bi nga xëy ni moom la seeni date nekk actuellement en vigueur tey bi ñu xëyee ñun ñoo ànd
ànd ak équipe technique bi nga xam ne moo chargé woo liggéeyu bi mu jox ñu ay leeral ci li waraloon lenteur yeeg yëpp ci seen i wax nee nañ ñoom dinañ def de telle sorte que lenteur dootu fi am. Gaynde Sénégal jël première place bi di maanaam place bu njëkk bi ci seen poule di poule B bi nga xam ni moom la ñu nekkoon loolu nag gannaaw seen tembo gi dox seen diggante ak waa Malawi naam sax qualifié nañu ci 8e de finale waaye la ñu football tey nekkul loo xam ne ni dal na xelu kii di entraîneur bi waaye tamit ñenn ci ay joueur Soda Thiam kenn ci ndaw yi rajo Futur Média yabal foofa ca Cameroun di dellusiwaat ci conférence de presse bu équipe bi gannaaw jongante bi. Sénégal nekk na ci première place groupe B bi amit tiketam gu ko yóbbu ca 8e de finale ya waaye naka la ñu doxalee dalul xel te loolee kaleen di tàggat gis na ko bu baax Aliou Cissé. on a manqué de verticalité. amuñu verticalité maanaam jeu bi mën a tax ñu mën a fekki Sadio Mané Habib wala Boulaye Dia Idrissa Gana Gueye moom lañ fa tegoon pour mu liggéey ak latéraux yi moo tax ñoom gagné nañu premier ballon yi ak deuxième ballon yi te moo tax mënuñu dugal seen bloc ci deuxième période bi nag dugg nañu tuuti si seen bloc ak Sadio Mané bi duggoon ci biir Boulaye Dia tamit duggoon ci biir tax na ba Bouna Sarr mën a génn ak Saliou Ciss amoon na solo tamit fixé gars yi ci biir mais mënuñu ko def. Sénégal nag ak statut yi nga xamante ni moom la joueur mi am tax na ba képp ku bëgg a dajeek moom bëgg a wane xadar loolee nag di gën a yokk pression joueur yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci Aliou Cissé. intensité bi mën a def ci entraînement bi gisu du ma ko gis ci match yi loolu laa leen wax ci vestiaire yi ñu libéré wu ñu déggal seen bopp ñu joué ci seen niveau bi gën xam nañ ni que dañoo war a liggéey xam ni tamit fii Afrique la wuute na ak Champions League bi ñëpp ñuy joué contre Sénégal am nañu bëgg a gagné Sénégal même si suy ñàkkee match yëpp dañu bëgg a ñàkk seen diggante ak Sénégal. Mais si derrière ils perdent, mais en tout cas le match contre le Sénégal ils vont pas le perdre. bu ñu sukkandikoo ba tey ci kii tàggat gaynde il faut que rëq-rëq yi nga xamante ni gis nañ ko ñu daal ci teel a jóg teel ci indi saafara laata ñuy àgg ci match à élimination directe yooyu la. On est qualifié nañu bëggoon nekk premier nekk nañ ko léegi am nañu semaine pour liggéey bu baax ak groupe bi ngir amaat suñu niveau de jeu. mu ne woon Soda Thiam fii ci Bafoussam ngir radio Futur Média. ab joueur bu ràññeeku lool ci boobub jongante di Cheikhou Kouyaté moom milieu de terrain bi wane boppam bu baax a baax ci boobub jongante naam sax moom joueuru Crystal Palace bi lu bokk ci 8e de finale yi ndax dafa am ñaari carton jaune Youssouf Bodian di beneenub ndaw bu rajo Futur Média di dellusi ci performance su gaynde gi. comme bi CAN bi dooree ba léegi Cheikhou Kouyaté bokk ci sénégalais yu gën a ràññeeku suñu digganteeg Malawi. man tey équipe bu nekkee fii je préfère commencer si suuf terminer si kaw mais bu fàttali ni il y a 2 ans on a terminé 2e et on était en finale là on est premier. yaakaar naa ni il faut ñu nekk si ginnaaw équipe bi c'est benn équipe boo xam ne équipe jeune la ñu fi am expérience bëriwul je pense 4-5 la am nañ 4-5 jours pour préparer prochain match bi dinañ essayer pousse équipe bi pour ñu mën a bégal Sénégal yu ñu xaar quoi. ci ñeenteelu kanam bi milieu de terrain bu Crystal Palace daanaka li mu wone doy na sélectionneur bi di Aliou Cissé. Cheikhou c'est un vrai soldat, c'est quelqu'un qui a toujours répondu, qui m'a toujours donné. Cheikhou Kouyaté soldat la saa yu ma ko wooyee rek won na ma lu ma doy ci ndorteel bi nag bëgguma koon dugal titulaire xalaat naa lu bëri waaye bon après ma dugal ko bon mais nee nañu ak expérience am bi dina mën a contourner ba du am carton jaune mais gis na photo mu njëkk rek ñu jox ko carton. Malheureusement il a fait une seule faute, il a pris un carton jaune. ñaareelu carton jaune bi di suspension bu métti loolu Cheikhou Kouyaté. métti na ba trop parce que maa ngi fàtte début match bi déjà coach mu ma koy wax depuis démb bëgguma sax mu joué le match bi déjà en plus waxtaan nañu aussi ak Gana mu ne ma defal tout pour bu jël carton premier combat bu muy dem au duel mu jox ma carton benn kii boo xam ne comprendre ma ko parce que arbitre boo xam ne bëgg woon kenn wax ak moom mais de toute façon 28 jours lañ je pense que am na ñoo xam ne carrément mun nañ def la taf sans man kat mais je suis dégoûté. kon léegi des na ci Aliou Cissé mu ut kuy wuutu Cheikhou Kouyaté ci 8e de finale yi Youssouf Bodian stade Kwekong bu Bafoussam RFM. ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu nekkoon jongante boo xam ne ni étudiants yi siiwroon nañ ko bu baax a baax kudd daal di leen taxawal ay fan zone waaye ba match ba tase ñenn ñi mbetteel lañu amee ñi ci des di yaakaar Aliou Cissé ki ñoñam joyanti ci jongante yi di ñëw reportage Fatoumata Kidjira. ay drapeau vert jaune rouge yu ñu takk fu nekk étudiants yi di siffler takk ay bandeau ngir seetaan match Sénégal Malawi.
bi première mi-temps jàllee ba tey jii kenn dugalul waaye supporter yi le seen xel dal na. Sénégal moo ëpp lu mu yore bal bi donc mën nañu wax ni tey wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu mais nag bii bi moom moo ñëwagul mais yaakaar nañu ne deuxième mi-temps bi ñëw. d'accord avant dernière minute yi bu baax a baax ñu ngi am yaakaar en tout cas ñu ngi ci ginnaaw Lions yi bu baax a baax te ñu ngi am yaakaar saa su nekk. ci deuxième mi-temps bi benn joueur Malawi moo ngi tëdd ci surface de réparation bi waaye bi arbitre bi demee xooli VAR supporters yi taal ay fumigène. bi jongante bi jeexee ndam demul ndam dikkul waaye Sénégal qualifié na ci huitième de finale yi gis-gis yi nag wute ci. on ne peut pas dire que classement yi baaxul baax na lépp a ngi fi ndam ñëwagul rek loolu moo fi nekk pour l'instant daal. ñaari match yi passé am nañ ko mooy du jeu créativité yu du bu manqué woon ñu efficacité ci kanam mais tamit am na ñaari joueurs yoo xam ne. xam nga lan la ñuy indi ñun lu ñuy lijjanti. lii day wane ne rek mbooleem sénégalais daal dina am nakar ci match bi nga xamante ni Sadio Mané ak ay ñoñam def nañ ko te ñu ngi koy ñaawlu fi ñu nekk bi si njëkk mooy ci biir atelier couture bi. ak itam yi leen ndaw yi nga xamante ni dañoo daje ci mbedd mi ginnaaw match bi di ko wax. seen ñaari joueurs professionnels ci lañ nekk Afrique dañoo seeg benn équipe boo xam équipe référence la. ma ne ñaari joueurs professionnels la ñu am Afrique la ñu fubal. waaw mooy maa nga ko ginnaaw. si ginnaaw moom laa ak ñaari occasion. man ak ban produit ak ban seen nga produit. paasante yëpp ànd seen biir loolu c'est trop facile. yi les pères de famille. yi ñu fekk ci seen grand place ñoom it am nañ ci seen baat. aujourd'hui qu'est-ce que Sadio Mané nous a amené. Complètement, il a disparu derrière là. Gana, voilà 2 matchs, il se croit être dans son sang. Si, tu as une fois vu Gana jouer comme ça, avec presque 10 pertes de balle. Quand même, soyons sérieux. ci tënk gis nañ ne équipe bi ginnaaw match bi ak itam supporters yi lenn rek lañu d'accord mooy que ne Sénégal war na wonewaat beneen xar kanam ak itam ñàkkante ko li des ci compétition bi. Laissez Aliou Cissé tranquille joueurs yi ñëw joxewul. loolu la ko nga laa am ñi nag vaincre la tant que nekkul ci suñuy joueur on n'aura pas kii la. il faut que jeu bi ratax entre digg terrain milieu terrain ak défenseurs yi looloo waral ngay gis joueurs yi di tullee ka daw rek quoi. moo ne de cadre yi yëpp ñëwaat nañ équipe bu Aliou Cissé day daal di daw di wokku tànk benn bi sax mënuñ ko dugal ci match. équipe nag buy football te du dugal mënul gagné. RFM Guédiawaye Omar Mbow. ci beneen jongante bi nga xam ni doon nañ ko amal démb ci groupe Lions yi Zimbabwe moom dafa daal di daan ñi di waa Guinée 2-1 waaye nag ñu jàpp ni Guinée moom mooy fekki Sénégal qualifié dem ci 8e de finale yi ñi di Warriors yu Zimbabwe ñoom dañuy xaar yaakaar am meilleur 3e ngir mën a qualifié ci groupe C bi moom Maroc ak Gabon ñoom ñooy qualifié ci 8e de finale loolu nag gannaaw seenu ko tembo ku nekk dugal sa morom 2 but Ghana ak Comore ñoom dañuy ñibbi naam sax Comore am na ndamam lu njëkk ndax moo daal di daan ñi di waa Ghana 3-2. liste complète bu équipe yi qualifié ci 8e de finale dañu ko xam tey jii ci àllarba ji loolu nag gannaaw jongante yi war a dox diggante Guinée-Bissau ak Nigéria ak Égypte ak Soudan jaageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. ñu lay jaajëfal yow it Hadj Ndate Diop jaajëfal gaynde yu Sénégal ci génn gi jëm 8e de finale ak it ci nekk pay gi ci sunu groupe di leen ñaanal li ci kanam gënati ñu egg yéen ci chronique culture beeg Anna Kocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñu wax tey jii lu soxal littérature wax tuuti ci élection locale yi ñu dëgmal ak téere bi ñu dippee combat pour l'émergence de notre terroir itinéraire d'un candidat à la mairie de Mboro Ndiaga Ndiaye moom moo ko bind ci biir téere bi nag muy dellu siwaat ci lu tax muy engagé wu pour goxam bi di Mboro Mame Astou Kane ngir yeneen i leeral. mu doon ndaw engagé wu taxaw di dagaan baatu askanam ca mairie bu Mboro ak mouvement gox yu bees Ndiaga Ndiaye doon ki bind téere bi combat pour l'émergence de notre terroir itinéraire d'un candidat à la mairie de Mboro njiital mouvement Mboro Debout ñëw ci téereem bi di wane engagement politico citoyen bi mu amee. li ma posé ma bind livre bi moom obligation la woon ci man engagement la bu ma jëloon ni jàpp naa ni képp ku bëgg a nekk candidat ci ay élection war nga partager ak askan ba nga bëgg ñu wóolu la li nga xam te ni moom mooy sa yéene sa vision li nga xam te ni nga yaakaar ni moom moo war a mën a suqali gox bi nga xam te ni nga ko bëgg a laaj. téere bii nag nga xamante ni li ci ëpp boppam la ko jagleel mi ngi toll ci 200 xët ak juróom-ñaar fukk ak benn li tax Ndiaga Ndiaye bind ko nag moo di indi
contribution wom te lay gën a jëmal Mboro kanam. waaw livre bi wax na ci man nag lu bari parce que tàmbali naa ko si sama ndaw fi ma dalee école primaire ci sama parcours secondaire et également universitaire ci rappelé ay mbir lu ci mel ay anecdote loo xamante ni xëy na neex na ci nit ñi di ko xam dañ naa la Mboro am na lépp waaye Mboro amul dara am na lépp moom yàlla bari nañ lu toll 65 kilomètres ci wàllu géej ñu bokk waa Daaru Xudoos foofu ni Mboro ni la jum waaye tamit ñu am ay dëkkandoo bu leen tuddee entreprise minière yi muy ICS wala boog muy GCO waaye nag bu ñu amul dara mooy ku gis Mboro benn tel li ñu yàlla jagleel ñu sax ko ay oto yu bëree jàpp nañu ni li jot bokk na si wutal ñu beneen yoon boo xam dañ koy teggee waaye ñëpp gis ni Mboro fépp mbir mi dafa xaw teg tembe muy ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu culture ci wàllu xëyum ndaw ñeeg ay atam toll ci fanweer ak juróom-ñett Ndiaga Ndiaye am master en communication des entreprises et des organisations ci atub 2009 ci université Gaston Berger ba ne ci Saint-Louis activiste bi nag ne rêvam lenn dongu la bés jot Mboro daal di suqaliko comme yeneen communes yëpp. ci jamono yi ñu meeku ay fitna ci biir campagne électorale bi nag daañu amal niki ëllëg alxemes benn concert plaidoyer ngir jàmm sax dàkk ay femmes artistes yu ci mel ni Chola Ndiaye Black Yaay Fall di ab slameuse wala choriste bi di Waso Kouyaté ñoom ñooy amal boobule xew-xew ànd ci ak ay borom xam-xam yu ñu ràññee ci biir Sénégal yu ci mel ni Alioune Tine wala sax Birahim Seck bu Forum Civil concert plaidoyer boobu nag daañu ko amal ci Zoom waaye itam ci Facebook live.